juróom ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaar yi dina bokk ci li ñuy waxtaane tey taw bu métti ànd ak ngelaw bi ñu nemeeku démb ci gox yu bëri ci biir réew mi loolu nag am na lu bëri lu mu yàq bokk na ci ay garab ak i poto waaye fële la ca Thiès nag am na ci soxna soo xam ne rek ñàkk na ci bakkanam li ko waral nag dafa am ay dal boo xam ne dafa daanu ci kawam fii ci biir Ndakaaru tamit loolu lañ fi nemeeku bëri na ay garab ak i poteau électrique yoo xam ne rek ba jamono ji ñuy wax ak yéen ñoo ngi ca suuf dinañ waxtaan tamit ci li nga xam ne rek mooy hélicoptère bu armée de l'air bu réew Sénégal ba daan woon fële ca réewu Centrafrique te ñetti soldaar ñàkkoon ci seen bakkan ñun ñu xamal ne rek suba la ñu fas yéene amal levée du corps bi ca hôpital quartier Dial Diop ci juróom-ñeenti waxtu ci suba dinañ wax tamit ci ubbi de l'école bi ñu nemeeku ci biir Sénégal bëri na nag ay gox yu bëri yoo xamante ne rek ndongo yi demoon nañ ci l'école wi te liñ ci nemeeku rek ubbi tey jàng tey bi nga xam ne ñu ngi ko doon bàkkoo mu ne na ni jotul antu la ko waral bokk na ci ndox mu bëri bi ñu nemeeku ci boobu la classe ak itam li nga xam ne rek bëri nay ndongo daara yi ndongo yoo nga xam ne rek ñoom jotuñu dem l'école dinañ dem ba diwaanu Saint-Louis rek fekke ji li nga xamante ne waajur yi dañu baaxoo saa yu ubbite l'école ñëwee rek ñu gunge seen doom yi laata ñuy jublu ci njàng mi dinañ wax tamit ci li xaw espace UEMOA ak taxawaay bi nga xam ne kilifa yi nar nañ ko am seen njiital président Macky Sall ñu ne rek faw ñu boole doole yi su ko defee lépp lu aju ci wàllu xeex kaaraange ku ci ne mën ci dugal sa loxo bu ko defee rek ñu mën ci am ab résultat bu ñuy rafetlu mbokk yi li mooy ponk yi gën a fës ngeen taaxirlu tuuti ñu yaatal ko. asalaamaaleykum dal leen jàmm ci xibaar yi ñu door ak xew-xew bi am fële ca diwaanu Thiès ci ak taw bu metti bi amoon démb ak ànd ak ngelaw bu metti ba tax bëri nay garab yu fa daanu ak itam poteau électrique leneen li ci gën a fës nag mooy soxna si ñàkk bakkanam kooke nag ab dal rek moo daanu ci kawam kooke de wuyu Penda Sissoko moom nag jotul mucc rek ci li nga xam ne mooy jëye ji dal ci kawam Cheikh Anta Diop moo ñu teewal ci diwaan ba andi ci ak say soxna si di Penda Sissoko amoon na lu toll ci fanweeri at amoon ñetti bant faatu ginnaaw taw bi fi amoon biig ànd ceeg ngelaw loo am doole ba tax na fi nga xamante ne moom la dëkkoon nekkoon fa mook jëkkëram ci ab bâtiment ci service du commerce garab gu rëy déjeeku daanu ci bâtiment bi ci la dal bi nag dale ci kawam mu ñàkk ci bakkanam préfet bu diwaanu Thiès di Fodé Fall bi mu yëgee mbir mi nag la woo waa sapeur pompier bu Thiès ñu daw dikk ngir taxawu ñi nga xamante ne ñi ngi ci biir bâtiment bi kii di borom këram di laxas si ak ñetti doomam ñu génn leen mujj ñoo am benn gaañu-gaañu waaye ki nga xamante ne moom mooy Penda Sissoko di soxnaam ñàkk na ci bakkanam ba jamono yi ma nga ci morgue hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès directeur bu service bu commerce bu Thiès di Aliou Samb moom mbir mi jëlee ko kaw lool mu wax ne mënul yëy yàbbi ci ndaxte kii génn àdduna ku ko jege woon la ngelaw li ak taw yi nga xamante ne am na ci diwaanu Thiès daanaka jur na ay yàqu-yàqu yu bëri garab yu bëri dañoo daanu ay poteau électrique ba ci tableau bu mag bi nga xamante ne booy dugg Thiès xàll wi jëm yoonu Ndakaaru tableau boobu sax dafa daanu. Cheikh Anta Diop ñu del ci fii ci Ndakaaru ci capitale bi tamit bëri na ci bërëb yoo xam ne boo fa demee fekk fay garab yu daanu ndax ngelaw bu métti bi fi jaar ak itam ay bâtiment yoo xam ne rek daanaka garab yooyu ñoo leen jota laal ba tax na rek jamono ji am na ñoo xam ne ñu ngi ci fitna gannaaw la xam Thiès fii ci Ndakaaru tamit taw bi am na lu mu fi bàyyi Alassane Ba. yàqu-yàqu yi bëri na fii ci capitale bu Ndakaaru ginnaaw taw bi nga xamante ni enregistré nañ ko mu taw bi nga xamante ni dafa ànd ak ngelaw lu bëri fi mu jaar nag daanaka boo fa rombee gis dégâts yi mu amal ay garab yi nga xamante ni dañu daanu léeg-léeg sax tax ba circulation bi xat ay bâtiment itam yi nga xam ne dañu daanu ñoom tamit ci ngelaw lu fort yi fa jaar ay panneaux publicitaires naka noonu ay poteaux électriques ñu mën ko nemmeeku itam. image yi ñu jëlee ca centre ville mën a wane doole ji nga xamante ni ngelaw li amoon na ko ngelaw li nga xam ne dafa ànd ak taw tey ji itam ñu jàpp ne mooy ubbite l'école bi tax ba yenn ci ay gox sax lii di ubbi tey jàng tey mënuñu ko amal ndax ndox mi. ab tornade bi nga xamante nag daanaka dafa bett Dakar waa yu bëri nga xam ne jamono ji kenn xaarutoon lii di taw ñu mën a nemmeeku ne itam ci xibaar am na ñoo xamante ni sax daanaka seen dëkkuwaay yàqu na.
Alhassane Ba ñu wax ci leneen rawatina ubbite l'école mi nga xam ne nemmeeku nañ ko tey ci gox yu bëri ci biir réew mi loolu ànd ak mbégteen ndax ndongo yi amoon nañ yitte rek ngir fekke ji seen morom yi nga xam ne daanaka toogoon nañu ay lu mat ñetti weer gisante wuñu loole nag tax na suñu ay ndaw doxantu tey ca diwaanu Wakaam ci netti l'école yi rek xool bàkk bi nga xam ne nag ni kilifa yi ñoo ngi ko doon bàkkook léegi maanaam ubbi tey jàng tey ñu ne nag loolee jotul antu ñoom nag di jàngalekat yi dañ ci joxoñ baaraam tuuma nag ne waajur yi ñoom dafa mel ni rek li nga xamante ne mooy ubbi rek yóbbu sa doom mu jàngi bokkul ci li nga xamante ne rek dañ ko saxoo ba tax ñi koy ñaawlu bu baax a baax di sàkku rek ci kilifa yi bés bu amatee rek ñu fexe ba def kenn kattan ngir yóbbu gone yooye bu ko defee rek ñu mën a dugg seen salle de classe yi tàmbali liggéey bi am tamit école bu mucc ay bu fekkee élément bi teew na rek Maguette Soare Diallo àndoon ceek Amadou Ba. sa école élémentaire El Hadj Mbaye Diop jàngalekat yi ñoom ñëw nañu ci seeni classe ngir ndoxteel mu njàng mi waaye bi ñu ñëwee ñoom gisuñu fa élèves yu bëri ci ab effectif bu tollu ci 600. xale yi nag wax dëgg yàlla am na ay retard et sûrement sax am na ay absence bon dañuy yaakaar ne donc taw démb bi ci guddi bi peut-être que moom la wala ubbite école bi puisque le 3 le tombeel mun na am affaire fourniture ak affaire yére. gis nañ ne élèves yu bëri jàng suñu ba tax na li ñu mujj def mooy xoolaat li nga xam ne jàngoon nañ ko daaw. même seet lu ñu amal ko ca CEM El Hadj Mamadou Ndiaye emploi du temps yi affiché nañu ko professeurs yi ñu ngi ci salle de classe yi depuis 8 heures élèves yi ñoom ñoo ñëwagul personnel bu CEM bi ñu ngi ñaawlu manque de conscience bu yenn ci ay waajur. yu bari ci ñoom gis ngeen leen yoruñu bic yoruñu cahier malheureusement élèves yi amul répondant côté élèves yi. prise de conscience mi ngi ci au niveau des parents surtout. nañ leen gën a ñaax rek gën a waxtaan ak ñoom. parce que ubbi tey jàng tey bu amee intérêt ñëpp la intérêt profit la intérêt élève yi la intérêt de toute la nation. fukki waxtu ak benn fële ca cours privé Les Mamelles ubbi tey jàng tey commencé na fa élèves yu bëri ñu gis leen ci biir école bi ñoom dañuy door a amal seeni inscription. daanaka am na parents yoo xamante ne ubbi nañu inscrire nañu seen doom depuis am na ñeneen ñu ngi doog a inscrire donc comme am na ñu tàmbaleen commencé inscrire depuis. ñooñu bu ñu ñëwee jël nañu leen yóbbu leen ci classe yi comme concept bi bu ñu waxoon ubbi tey jàng tey. secteur bu njàng ak njàngale mi mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu bëri yenn sax ci ay jàngalekat yi dañoo daal di boycotté ouverture bi boole ci école yi nga xam ne dañoo taa concept ubbi tey jàng tey bi dugagul ci bopp xale yi. Maguette Soare Diallo jóge Wakaam doxantu ba diwaanu Kaolack foofu tamit liñ fa nemmeeku ci ubbite l'école bi maanaam toog nañu daal ay diir ngir waxtaan li nga xamante ne mooy jafe-jafe bokk na ci loolee téeméeri enseignant yoo xamante ne fas nañ ko yéene wut ndax dafa manqué ñu ngi ragal sax yenn l'école yi ba ñu ubbi atum ren ji ndax ñàkk ay enseignant ba tax na ñuy sàkku ci kilifa yi ñu jàppale leen bu ko defee rek jafe-jafe boobu ñu gaaw ci jóg laata année scolaire bi di gën a sopp Ibrahima Diame àndoon ceeg Falike. lim bi nag xaw na takku lool ñetti téeméeri classe multigrade téeméeri enseignant yu nga xamante ni manqué na ci l'école yi nekk ci inspection d'académie bu diwaanu Kaolack boo moyul daañu tëjati ay salle de classe ndax ñàkkum enseignant ki di inspectrice d'académie di Khadijatou Diallo moo ko xamle ci CRD préparatoire bi ñu doon def ngir waajal lii di ubbiteefu école bi. li ñu manqué ci jàngalekat dafa bare te gis nañ ci Nioro ak Kaolack département souvent dañuy tëj classe yi. ñun dañuy def ay campagne de sensibilisation pour que parents d'élèves nañ indi seen doom yi ñu dugg CI mais ay temps da ngay gis ñu ubbi ba pare ñu delloowaat xale yi ci kër gi parce que amuñu jàngalekat. lu jëm nag ci wàllu ubbi tey jàng tey bi condition d'accueil yi nag ci l'école bi dafa wute ci établissement scolaire yi bu ñu sukkandikoo ci inspectrice bile ci juróom-ñetti téeméeri école bi am ci diwaan bile fukk ak juróom-ñaari école yi ñoo nekk ci melokaan bu doy waar. ne ren xam nga taw bi moom mbënn bi dafa bare kër yu bare sax daf ko nangu. loolu dañ ko war a dund xam ne am na waaye ñun bu ñu xoolee ne fii ci biir région de Kaolack am nañu juróom-ñetti téeméeru école ak fukk ak ñaar te li nga xam ne mbënd bi laal na ko motul ñeent fukki école man dama ne nañu jàppale école yooyu ba ñu génn ci waaye bu mu tere ñun suñu objectif yi ñu def ko mooy nda école yi ubbi
fi nga xam ne amul problème mooy juróom-ñett fukk yi presque yi des ñu def condition yi nga xam ne ñoom dinañ mën a ubbi jàngalekat yi ñëw élèves yi ñëw ñu jàng. ci loolu nag madame Khadijatou Diallo di inspectrice d'académie bu diwaanu Kaolack di ñaax rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di parents d'élèves yi ñu jàppale leen ci ndongo yi ñaax leen kon ñu mën a teew ci l'école bi ci bésub ubbiteef bile. Ibrahima Diame ca diwaanu Ndar Géej moom bokk na ci seen taarix saa yu l'école ubbee gannaaw ñetti weer yi nga xam ne ñoo ngi ko doon toog rek di ko dallu bés ba yegsee rek ñu gunge leen l'école ñu jàpp ne loolu seen cosaan la bokk na tamit ci li nga xam ne dina gën a dooleel xale yi yokk leen fit ba seen année scolaire ñu gën ci taxaw ni mu waree Ousseynou Diop ci liggéey bi àndoon ceeg Habib Seck. ubbite école yi ci xale yi am na ci bisug alxames bile. ci diwaanu Ndar Géej nag waajur yi ñu ci bare ci ñoom dañuy ànd ak seeni ay doom wala boog seeni ay sët yóbbu leen ci l'école yi lii nag daleen di fàttali bis yu njëkk yi nga xamante ni demoon nañ ci l'école yi ànd ak seeni ay waajur. donc chaque année bu bis bi damay ñëw fii fekkee ouverture bi ba ñu rappel leen ba ku nekk ma dugal ci sa classe ba xool foo toog sama tam ma xam ko nuyoog moom wax ak moom saafonte ak moom. sa parent defaroon na la ko moo tax parent bu nekk dafa nekk devoir tamit nga soo ko mënee jot barewul mais soo ko mënee nga accompagner say doom. Lamine Fall ay sëtam la àndal docteur Abdoulaye Ndoye moom ànd ak ay doomam ñu ni lii da leen di fàttali lu bare ci seen i ndaw. kontaan bu baax ndax ñun tam suñu ay waajur bi ñu toll nekkee tuuti tànk toll na ñoom moment bi dañu téye ci suñu loxo yóbbu ñu dem école kon tey bu ñu yàlla may ñu dund bay téye ci suñu ay loxo sët di leen yóbbu école dañ koy sant yàlla. waaw fàttali na ma lu bari fàttali ma sax bis bu ma njëkkee ñëw école saa yu ma ñëwee loolu la may fàttali loolu nag lu am solo la ndax premier jour classe moom day fekk nga jóge vacances wala boog ngay doog a ñëw école. ubbiteg l'école waajur di ànd ak doomam loole ñu ci bare jàpp ni sax motivation la dina tax xale bi gën a am fit waaye tamit bàyyi xelam ci njàng mi ñu ne lii ku nekk da ko war di def ngir tout tànk yi gën a farlu ci wàllu njàng mi. xale bu yëgee ni yaa ngi nekk ci wetam d'abord dana yokk motivation mais beneen itam dana tax tamit mu xam ni bàyyiñ ko noonu rek boyal ko. li xamee ne seeni papa ak seeni yaay ñi ngi ci seen gannaaw dafay tax ñu am jom dafay tax ñu am jom bu baax a baax góorgóorlu pour jàng bu baax voilà. xale yi nag ñëw nañ ci bisug alxames bile ci l'école yu bari yi nga xamante ni nekk nañ ci diwaanu Ndar Géej ànd ak seen ay waajur mu doon lu kenn ku ne di fàttaliku rawatina ànd ak waajuram ñu koy indi ci bërëb yu ni mel. Ousseynou Diop ñu wax ci leneen rawatina waaye retraités yi ñoom nag dañu gis ne rek gannaaw bu ñu ñaawloo li nga xam ne moo xewoon seen kër googu di IPRES ba tax sax njiit ba fa ne woon rek ñu jële ko fa indi keneen ñu ne nag dañu bëgg rek ñu boole leen ci ni nga xam ne noonu la kër gi di doxee ñuy bokk ci ñuy not ak nas bu ko defee rek yenn jafe-jafe yi ñu mën ko fa jëlee ba tax na tamit li nga xam ne mooy fàllub directeur général bi ñu gis ne rek faw mu am appel d'offre bu ko defee rek lépp gën a leer ci loolu dañuy teewlu seen njiit te Mame Birame Faye lay wuyoo ci micro Chérif Dia. coow bi indi na ay coppet ci biir ndong ci biir bii ne ko rajax indi na yeneen ak yeneen yu nga xamee ne vraiment neexul ndaxte tey bu ñu fi jële woon directeur bi te masoon nañ ko fi def te amuñu lu wóor lu ne wane na luubal na def na ni def na na ëllëg si bi day topp IPRES te xaalis bu du jeex la. li ñuy wax appel à candidature dañ naan man mii kat mat naa ko mën naa ko maa ngi joxe ñu saytu sa affaire seet la te ñu koy seet conseil d'administration bi la ñoom rek ci seen biir du ñu oo benn nag daal di ko ñëw bokk ci pour ñu seet naka la alors kon tey ci vraiment li war a jaar yoon ndax IPRES tey bu amoon problème. état bi aura la responsabilité taxaw si mu teg si saytu ci biir la fa am ak naka la demee mu ci xaalis mu ci bien immobilier mu ci leneen ak leneen ak i doxalin ba retraités yi man fa dugg comme ni fa syndicat yi liste yi nekkee. ñu wax ci leneen rawatina liggéeykat yi nekk fële ca Petit Tremblay bankoon seen loxo ñoom nag li ñu bëgg rek mooy ñaari weer yi ñu leen desal payoor ñu ne boobu ba léegi ñu ngi koy xaar te jotuñu ci ñu mën leen ko jébbal bu ko defee rek ñu wéyal liggéey bi ci loolu sax ki nga xam ne rek mooy ministre bi Oumar Youm yëkkati ne ay kàddu rek dine fii ak i fan yu néew dinañ ci jël ay mesures yoo xamante ne dina tax. lépp sotti ñu teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Thiam. directeur général bi gis naa ko waxtaan nañu
am na loo xam ne ni ñu ngi koy lijjanti pour jàppale leen ko ci situation bi ñu nekk bon léegi nag xam naa ku yàkkamti ak boo ko naan xaaral peut-être du xam mais ñu ngi ci bu baax di liggéey jàpp naa ne le secrétaire d'État bi nga xam ne moo yor secteur boobu gisante woon na ak ñoom def nañ séance de travail jàpp naa ne sax gis na syndicat yi man mii suma directeur de cabinet recevoir na responsable syndicat yi waaye nag loo gis dafa am jaaralin donc waxtaan ak réfléchir il faut ñu def ko voilà maintenant nag ça va prendre le temps mais en attendant effort yi ñuy def yëpp mooy fexe ba travailleurs ñu fayeeku seen salaire te ñu ngi ci incha allah ci fan yu néew te le directeur général de APIX saisir naa ko ci lettre boo xam ne jot na ko te tontu na ma ne ma incha allah dina jël disposition yi pour jàppale Dakar train de banlieue ñu mën a fay salaire. dañuy dese nekk ci mbiru transport wax bi yoon ci li ñuy duppee bus rapide transit bi nara di dox diggante Guédiawaye ak centre ville bu Ndakaaru ñu ne nag ci njeexitalu weer wi dinañ sumb liggéey bi day fexe ba tamit li nga xam ne mooy liggéey bi rek askan wi gën ci gis seen bopp lu toll ci fukki milliards ak juróom ci suñu xaalis rek lañ dugal ci projet bi li ñu bëgg rek mooy gën a yombal dem beeg dikk bi ci biir Ndakaaru tey nag amoon nañu ab doxantu ngir xool li nga xamante ne rek mooy tolluwaayu liggéey bi Cheikh Diop ak Thierno Laurent Mendy bokkoon nañ ci équipe bi. li ko dooree préfecture bu Guédiawaye daal di jàpp Petersen lu tolloog fukk ak ñeenti commune ñu daal di koy traversé li leen nekk ab visite de chantier boo xamante ni rek dina mën a tax ñu daal di saytu xàll wi nga xam ne rek bus rapide transit dina fa jaar liggéeyu BRT bi nag dinañ ko door ci njeexantalu weeru octobre. entreprise bi sélectionné nañ ko président de la république ci fin octobre jàpp naa ne sax le 28 octobre dina ñëw def lancement travaux yi pour que travaux yi commencé travaux yooyu jàpp nañu ne du dépasser 26 mois parce que entreprise bi nga xam ne moom la ñuy jox travaux yi te jàppal ko date 30 mois daf ñu habitué moom dafay def ay travaux am jeexal ko balaa date bi. Guédiawaye ba centre-ville ñu bëri ci askan wi nag li nga xam ne moom moo di bile projet dina leen laal waaye itam daal nañ leen di jox ay ndàmpaay ci lu tolloog fukk ak juróom milliards si suñu ay koppar. 2700 personnes yoo xam ne dañuy impacté ñi ci ëpp nag 90% ay jaaykat lañu. xam nga ñooñu amuñu ay titre waaye comme ay place d'affaires la dañu am perte commerciale waxtaan nañu ak ñoom ba indemniser lañ selon les normes internationales les plus partagées donc loolu amul problème li ci des nag mooy ay kër yi bariwul 10% la sur le nombre d'impactés ñooñu tamit waxtaan nañu ak ñoom. lii dina yombal dem beeg dikk bi ci Ndakaaru waaye itam dina doon ab prox ndoll boo xamante ni ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw yi dinañ ci mën a xëy. projet de transport bu am solo la boo xam ne nii tey dafa créer ay stations yu bari maanaam ay vingtaine de stations créer ay pôle d'essence yu am solo boo xam ne pôle d'essence yi 3 la mais fi ñu nekk yëpp dafay am ay places d'affaires maanaam ay places de commerce. bus rapide transit 45 simili dong lay def ci li nga xam ne moom moo di xàll wi lii dina tax dem beeg dikk bi dootul tàggatémbe benn yoon fii ci Ndakaaru. Cheikh Diop ñu wax ci mbiru kaaraange ak xalaat bi nga xam ne rek njiitu réew mi dafa jàpp ne rek ngir xeex lépp luy insécurité ci zone UEMOA moom faw réew yi jokkalante loxo bu ko defee rek ñu mën ci taxaw bu baax a baax ba lépp lu laal fànn woowee ñu mën ko matal ci espace boobu kàddu yooyu nag ko dekkiti tey gannaaw rek bu ñu doon amal ab ndaje di Ousseynou Thiam ak Amadou Bamba Sam teewe woon nañ ko. lii di réew Afrique yi nga xam ne bii dañoo bokk ci UEMOA waruñu toog rek banque suñuy loxo bañ a xeex nag lu jëm ci wàllu li nga xam ne lii moom mooy ñàkk kaaraange muy xalaat boo xam ne bii mi ngi tukkee nag ci kii di Patrice Talon di président bu Bénin doon dellu si nag ci solos ndaje bi nga xam ne bii moo leen dajale jëm ci wàllu financement kaaraange ci lii di espace UEMOA. La seule image bu ñuy wone ci réewu Afrique yi ak lii di comité international mooy image di tàllal loxo rek saa yu ñuy tàllal loxo rek institution africaine yi résultat yi ñu war a def stratégie yi ñu war a dégager ak ci wàllu ñàkk kaaraange warul rek dem di tàllal loxo dañu war a dem ci lu jëm ci wàllu financement nu ñuy financer suñu bopp. Attente de financement. ca wàllam nag nga xam ne ni moom mooy président comité au niveau jëm ci wàllu sécurité ak jàmm ci lii di espace UEMOA di président Macky Sall jàpp ne nag dañu war a lëkkale doole yi boole action yi ngir gën a mën a xeex li jëm ci wàllu lii di terrorisme. Tous ces efforts montrent notre détermination commune à faire face. jéego yi ñu def yëpp day wane ne ñun daal am nañ détermination boo xam ne bii war nañu jàkk
il faut que ñu gën a articuler xalaat yi nga xam ne ni ñu ngi koy xalaat ak stratégie yi nga xam ne ni ñu koy dégager boole tamit suñuy doole surtout nag action yi ñuy def ci terrain bi ñu harmoniser ko ngir ñu gën a mën a am nag efficacité ngir xeex lu jëm ci wàllu terrorisme. Pour plus d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. enveloppe bu toll ci $800 millions nag annoncé nañ ko comme contribution tukkee ci kii di président bu réewum Bénin ngir nag mën a fexe ñii di acteurs yi nekk ci terrain bi ñu mën a jëfanteel bu baax a baax ak lu jëm ci ñi nga xam ne nii ñoom ñooy indi ñàkku kaaraange laata ndaje mi tàmbali nag am na 1 minute de silence boo xam ne bi observé nañ ko nag ngir nag delloo njukkal ñi nga xam ne nii loru nañ ci attentat yi amoon ay bés yi génn fële ci Burkina Faso. Ousseynou Thiam ñu wax ci ñetti soldats yi loru woon ci crash hélicoptère bu amoon ca diwaanu Centrafrique ñu ne nag levée du corps bi amoon na tey ca camp Dial Diop ci teewaayu kilifa yi l'armée bi rek loolu nag ñu ne sax suba lañ koy amal may jégalu rek bu juróom-ñeenti waxtu jotee foofee ca quartier Dial Diop bu Ndakaaru ñu wax ci levée du corps bi nag Gabriel Fall te mu taxawaloon rek kër liggéeykaay bi di CGF bourse moom nag mu wuy ju woon boroom ñaar fukki fan la woon ak ñeent weeru septembre bi ñu génn fële ca Paris moom nag levée du corps bi tey lañ ko amaloon fële ca hôpital principal ci teewaayu mbokkam ki xaritam ñoo ñëpp wax ci taxawaay bi kilifa boobee amoon di ñàkk ñu ñëwaat ci suñu xibaar yi ci nasaraan mbokk yi fii la ñuy yemale xibaar yi di leen jaajëfal ci teewlu beeg safo bi duñu def dara lu dul delloo lenge yi ci soxna Aram ak